up in the morning time. Nico di la jox good vibes. Ndekki lu neex tàng jër. Sud FM mooy number one. Ndekki li man moom laay déglu Sud FM. Salaamaaleykum Sénégal, man la Beydi bi bu bees yaa ngi ci émission Ndekki li ak Maam Nicolas Imam Maodo Faye jërëjëf. 98.5 le choix de la différence Sud FM la première radio d'information du Sénégal bonjour nuyu nañ leen bëgg nañ leen ziar leen amati mbégte bu baax a baax bu nu dellu see seen émission ndekki li émission nandite yi ni nu koy defee suba su ne àndandoo ki yéen ñi nekk Dakar wante yéen ñi nekk Sénégal puisque Dakar n'est pas le Sénégal yéen ñi nekk bitim réew itam fàttewuñu leen puisque le Sénégal n'est pas le monde non plus justement mën ngeen ñu kar ci réseaux sociaux yi rawatina jamono ji sunu ay plateformes digitales puisqu'on est en direct ci YouTube ak ci Facebook bu ngeen demee sunu chaîne YouTube Sud FM Sen Radio ak sunu page Facebook daa ngeen fa fekk Mbacké Sylla ak Maodo Faye en direct mais justement Mbacké Sylla ak Maodo Faye il faut en profiter puisque Mbacké Sylla c'est mercredi aujourd'hui vous le savez et c'est le dernier numéro de la semaine pour Mbacké Sylla donc profitez de lui un maximum loolu naa ci dellu si waat bu ci kanamee tuuti oustaz Maodo Faye dellul bëgge la nuyu la ziar la noo def ak suba si maa ngi sant yàlla bu baax di nuyu ñëpp di nuyu Mbacké di nuyu suñu technicien yeeg ki nekk ci xarale geeg bokki auditeurs yi nga xam ne jamono bu nekk ñu ngi ñuy déglu rawatina ak suñu bokki taximan yi nga xam ne daa iman ñoom fu ñu mën a nekk rek bu waxtu wi jotee dañuy wëlbatiku ngir jàpp 98.5. jërëjëf oustaz Maodo Faye ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm alaaji Mbacké Sylla oustaz 2.0 maa ngi dellu di la nuyu di la bëggee di la ziar. jërëjëf Cheikh Nico maa ngi lay fay nuyoo di nuyu alaaji Malick Maodo borom njàmbur di amaan mbégte loolu man tam ci fekkaat leen ci jotaay bu am solo bi. jërëjëf macha allah amati mbégte bu baax a baax a baax bu ko defee tey def naa dañuy def continuité. la ñu tàmbale woon waxtaan démb. ndax ni ko olof di waxee lu def waxu. lu ay di jàmbat du noonu mu ngoog. loolu waral tey dañuy tàmbale suñu waxtaan enfin dañuy waxtaanee surtout li nga xam ne moom la journaux yu bëri xëyee tey rawatina Sud Quotidien. À sa une muy indice du M23 sur fond de suspicion autour du troisième mandat la classe politique toujours à l'épreuve loolee mooy une Sud Quotidien bu tey boobee moom la ñu fas yéene waxtaanee ak 23 juin bi ñu nekk di 2021 gannaaw xew-xew 2011 yi justement puisque 23 juin dafa am yu bëri yu ci nekk yow oustaz Maodo Faye 23 juin 2011 fan la fekkoon. waaw fii la ma fekkoon en 2011. fii la ma fekkoon fii ci rajo bi ci ma nekk ci communication bi doon def direct tamit waxtaan wi mu nekkoon bis boo xam ne bii du ma ko fàtte mukk ndax da ci am deret yu bëree bëri yoo xam ne tuur woon na ci te ñu bëree bëri itam ñu ngi koy bëgg a bàyyi ndax ay blessé amoon na ci am na ñu bëri ñun jàppoon itam tey jii bari na ñoo xam ne ñii ñu ngi ci gouvernement bi ña nga ca woon am na it ñoo xam ne fan nekkoon démb ak bërki démb ba léegi ña nga fa maanaam dellu ñi ngi rek nekk daal di nekk ay sentinelle di défendre lépp loo xam ne aju na ci wàllu démocratie mu nekkoon bis boo xam ne bii ci jamonoy Ablaye Wade la woon ak car bloquant bu ñu waxoon dañ koy wote assemblée nationale xëy na boobu sax dévolution monarchique bi nga xamee ne ku mel ne Idrissa Seck doon na ko fi suuf léegi yu demee noonu ak yeneen bokkoon na ci tomb yi nga xam ne daal ñu ne Sénégal gi yëpp nag wërngal kàpp jóg ne loolu moom du fi amee policiers yi jóg fi am na policiers yi sax ci amoon ay gaañu yu métti vraiment bis la woon boo xam ne bi tiisoon na lool. Oustaz Maodo Faye kon mu ngi woon ci studio bi ci 23 juin 2011 yow Mbacké fan la 23 juin 2011 fekkoon. waaw fekkoon na ma fii ci rajo bi waaye bis boobu man demoon naa foofee ca manifestation bi ci 23 juin bi. fekke naa ci lu baree bari defe naa bi Moustapha Niass di yor xeeram woowu maa nga fa woon keroog yëf yi mujjoon na déborder ba miinuma ville lool waaye fi mu jàkkaar lool am na benn bâtiment boo xam ne Aïssata Tall Sall mii ca kaw la taxawoon ca balcon ba di yëkkati ay loxoom ak bokk ci manifestation bi mu nekkoon bis boo xamante ne Nicolas keroog Sénégal ci lañ waroon a jaaree li ñuy metti lu ci wàllu politique nii ci wàllu démocratie ak li ñuy wax ci wàllu ay constitution ak li ñuy wax naan ku falu da ngay buur doon bimmi keroog la mbir yooyu waroon a faju jeex takk waaye daa mel ne dañ ko woon ginnaaw rek daal di koy gaaw a fàtte ndax ñun suñu xeex léeg-léeg li koy laytaay fondement yi da du dëgër maanaam baa di ñuy woote ne moom la ñuy xeex léeg-léeg daf ñu du tax a jóg li ñuy tax a jóg day gën a da doon suñu yëfi bopp dëgg-dëgg ndax boo seetloo ñu baree bari ci tey buñ doon lim acteurs yi 23 juin yooyu ab diir la rek
donc gouvernement boobu daanu bi taxaw ñoom ñëpp ñu dugg ci gouvernement boobu daal ciy bokkaat waaye tey boo seetloo 2011 ak léegi 23 juin ñëwaat na fi ay yoon waaye ampleur bi mu am ren daa mel ne anniversaire am yi jàll amu ko woon donte daan nañ génn manifester fàttaliku ko nangam li ko jox nag ampleur bi xëy na mooy mouvement bi juddu ci diggante bi mooy itam contexte bi ñu dëgmalaat ay élection nekkaat suñ kanam ñuy waxaat 3e mandat ak leneen lu du 3e mandat daa mel ne histoire moo commencé di répété wu waat encore une fois waaye nag tur wi moom dafay des ba léegi doon 23 juin waaye xeex bi nag day jaadu askan wi posé waat question ba xam ndax ñor na ni mu ñore woon 23 juin bu dee ñore na noonu ndax dañ koo war a xeex tey xeex bu gën a wóor loolu ba nga xam ne dootu répété wu waat n'est-ce pas li leer ba leer mooy na nga ko waxee yow yaa ngi woon ci terrain bi quelque part 23 juin 2011 man itam maa ngi woon ci terrain bi ku ci ne doon bay sa waar ci lii nga xam ne da nga jàppoon ne ci wàllu démocratie du woon yoon kon mën nañu jàpp ne kon 23 juin 2011 li génnoon c'était plutôt citoyen maanaam engagement citoyen plus que politique parce que dafa mel ni politique yi après dañoo bëgg di akimoo yëpp loolu moo wér ndax man ba may génn ba fii may waxee yow nii amul ci benn parti politique boo xam ne ca laa nekk di ca politique wala benn leaderu parti boo xamante ne nii yu taxoon na maa génn xëy na sax bu amee ku ma gënoon a jege ci discours ku tax ma génn mën naa ne Sidy Lamine Niass la parce que engagement bi mu ci amoon te doonul ko yor parti doonul kuy laajum réew tey nit la koo xam ne war nañ ko cee delloowaat rendre ko ci hommage bu baax a baax bokkoon na ci ñi nga xamante ne ñun taxoon na suba teel ñuy man di ñëw di ko fekk ci combat boobu nga xamante ne doon na ko woon n'est-ce pas keneen ku nga xam ne marqué woon na 23 juin 2011 moom laa invité demain ci émission bile te xam naa dana la neex Mbacké Sylla Cheikh Bamba Dièye mooy doon suma gan ëllëg à 11h midi ñu fas yéene dellu si waat ci histoire yaa ngi fàttaliku ca la takkee woon boppam ca buntu assemblée nationale wante it ci diggante bi lu bëri xew na fi Cheikh Bamba Dièye am na communication bi mu def ci réseaux sociaux yi démb ca xaaja guddi concernant datu tay bile te mu fas yéene ci bokk wante ëllëg ngir tëj semaine bi en beauté ngeen jàpp ne Cheikh Bamba Dièye mooy doon ganu ndekki li émission nandite yi mais ça c'est une autre histoire danañ ci ñëwaat fii ak ëllëg da ngeen ko fekk sunu ay réseaux sociaux rawatina wante du Cheikh Bamba Dièye kese ndax mbir mi yaa ngi koy tudd léegi organisation yi nga xam ne dañ leen tuddee ay organisation citoyenne ñoom itam dañ ca sóobu bu baax a baax M2D yaa ngi koy tudd xam nañ ne M2D ràññee nañ ko bu baax a baax jamono yi ci xeex gi ñuy xeex wàllu démocratie rawatina seen xeex seen digganteeg président Macky Sall benn ci ku bokk ci M2D boobee di Ndeye Fatou Diop Blondin moom laa bëgg ñu déglu ko ca la mu wax ci manifestation yi ñu fas yéene amal tey ñoom waa M2D ngir marqué date bile Ndeye Fatou Diop Blondin bu M2D. dañuy woo askanu Sénégal yëpp ci njëtti waxtu stade HLM Grand Yoff ñëpp ñëw ak jàmm ak salaam sol lu xonq wane ne que Sénégal fu ñu toll tey jug jotaat na am na yu bari yu fi xew yoo xam ne neexul askan bi loolu la ñuy woote mu ànd ak njëkk ak teraanga bañ a am tolof bañ a am xiiro bañ a am ŋaayo. li tax ngeen tànn foofu. li tax ñu tànn foofu mooy fa ñu ko bëggoon defee dañu fa indi ay jafe-jafe gannaaw nag ñun nitu jàmm lañ ñu daal di wut fu sore foo xam ne duñu daje duñu gisee parce que li ñuy wax dañu bëgg nit ñi dégg ko bëgguñu violence beeg xëccoo beeg xiiroo beeg ŋaayoo bi gën a fës li ñuy wax moo tax ñu dem fu sori te defe naa ne tamit Grand Yoff tamit fu baax la ci Sénégal la bokk. waaw ñeneen ñi ñoo ngi organiser place de la nation 23 juin. dafa mel ni yéen a ko bokk wala da ngeen ko gisee neneen. ñun daal dañ ne 23 juin daal bés la boo xam ne dañ ciy fësal daal saa yu askan bi gisee ne que am nañu lu baree bari te lu xóot ci suñu Sénégal lu yàqu. dina doy waar nag ñi ngi nekk ci nguur gi gannaaw ba ñu génnee ci 23 juin daal dee ne lépp lañ fa bëggoon ñoom lu leen neex la ñuy jël dugal ko ci constitution bi li ci des muy fukki mesure ak juróom li ci des yëpp ñu sànni ko sur presque téeméeri mesure yi ci des yëpp ñu sànni ko ñooñ bu ñu taxawee tey jii di revendiquer 23 juin bon ba léegi rek ñu ne nañ déglu bu xool rek nu muy. n'est-ce pas kooku ngeen dégg mooy Ndeye Fatou Blondin Diop bokk ci M2D ñoom ñi ngi manifester fële ca Grand Yoff daan ci dellu si léegi beneen manifestation ngi muy bu M23 xam nga Ndeye Fatou sax mu ngi ko tudd léegi ne waa nguur gi M23 justement kenn ci ku bokk ci nguur gi di soxna Zahra Iyane Thiam moom itam ci manifestation ba lay bokk ca place de la nation tey ñu déglu soxna Zahra Iyane Thiam. mouvement du 23 juin nag boo ko déggee
dafa am ay citoyens moo xam ñu bokkoon ci kuréelu politique yi la moo xam ñu nekkoon ci société civile bi ñoom ñëpp ñu laxasaayu woon ànd ne dañuy xeex lépp loo xam ne dafay ñuroo lu xajamal ak yelleefu askan wi. Dinañu également taxaw ngir sàmm lépp lu jëm ci institution république yi sàmm également yi nga xam ne ak yi nga xam ne dañ ko am de haute lutte. Donc esprit boobu jàpp naa ne fukki at ci tey mi ngi fi gën a nekk rawatina nag ci ñun ñi nga xam ne ay acteurs politiques la. mu ngi noonu mooy li ma doon wax sànq acteurs politiques yi dafa mel ni ñoom dañoo gën a aakimoo mbir yi le kooku ngeen dégg mooy soxna Zahra Iyane Thiam bu M23 gannaaw waa M2D ku ci ne ak sa manifestation et pourtant manifestation yëpp ci même date ba la jëm. am na solo de sëñ Maodo. xam naa waaw après Mbacke nga jël parole bi. xam nga dans la vie bu ñu bëggee nettali tey il faut ñu fàttali démb. parce que acteurs politiques yi xëy na peut-être ñu baree ngi wax naan dañ ko akimu ko mais mbir mi politique la woon nag. bu fekkee dañuy wax rek te yàlla rek tax. à la base c'était la politique. parce que Abdoulaye Wade moo andi woon affaire yooyu yëpp. beneen bi ci tegu mooy Zahra Iyane Thiam li mu wax nii pratiquement moom la ñële di wax. loolu moo tax ñoom ñëpp ñu bokk benn tomb bi te mënunoo juboo loolu mooy problème bi c'est-à-dire que ñoom li ñuy défendre ci institution yi di ko wax également moom la ñuy wax te mënuñoo juboo Fatou Blindé Diop bi nga xam ne tam moo doon wax léegi ni moom mi ngi bokkoon ci parti bi nga xam ne moo di bu Ousmane Sonko. nekkoon na département Mbour ne ko fa di ko jàppale ci élection yeeg yu demee noonu léegi ñu ngi koy dégg ci M2D muy wane ne comme par exemple nit ñi dañoo am instabilité politique ak yu demee noonu maintenant le 23 juin comme nag tey la te ñi nga xam ne dañoo dem ba fële ci HLM Grand Yoff ñu nekk foofule yóbbuwul fa seen bopp parce que jox nañ leen permission pour ñu def ko maanaam c'est autorisé maintenant il appartient à la sécurité ñoom ñëpp kenn ku nekk ñu taxaw foofu ñu wax mais li xeex bi moom li ci doy waar rek mooy ñëpp dañoo bëgg lu baax mais mënuñoo déggoo. jërëjëf Maodo Faye donc Mbacké ñu ngi doon wax ne kon muy ñaari organisation pour même date. man damaa jàpp ne benn bi mënoon naa ñàkk maanaam ñi far ci état bi ñoom tey mënoon nañ cee bañ a ressemblante bu fekkoonte ne dëgg nag fulla ak faayida ji nga xam ne maa ngi xaar ne moo waroon a nekk ci ñoom mi ngi ci ñoom. tey dañoo waroon a toog ñoom jàpp ne rek 23 juin jaaroon na fi. opposition bi ak population bi ñoo jàkkaarloo woon ak état bi fi nekkoon. doon am lu ñuy metti lu ci ñoom tey ñoom la yàlla dogal ñooy état boobu. tey ni ñu waroon def mooy ubbi seeni rajo ubbi seeni télé taal seeni internet déglu ñay manifester lan la ñuy wax ne moo leen naqari ci constitution bi lan la ñuy wax ne moo leen naqari ci yëf yi ñu ànd ñoom buñ ca noppee jéem a faj loolu waaye am maa jimmi taxaw ñu jàkkaarloo nga xamante ne yow yaay ki war a saafara jàngoro ji bu fekkee am na jàngoro ju ñu metti lu tey ba noppi nga ñëw ne 23 juin yéen dong moomu leen ko man it dama koy def ni waa opposition bi def moom lu rafet la mooy dem defe ji ko ca HLM Grand Yoff ñee defe ko ca place de l'Obélisque xëy na bu ñu jàkkaarloo laalante wuñ te du manifestation waaye rek la xëy na benn violence mën na cee bañ a am mais jàpp naa ne njariñ li moom bu ñu noppee njariñ du ci am ndaxte bu fekkee kenn ku nekk da nga ne maa moom 23 juin xam nga tey mënumaa comprendre tey état ci boppam ne bu ñu leen joxee micro tey ñoom bu ñu wax ci 23 juin lan la ñuy wax ndax ñoom Zahra Iyane Thiam bu ñu dajee place de l'Obélisque dañ naan lañ doon bañal Ablaye Wade moom la ñuy bañal Macky Sall ñun ñi far ak moom Macky Sall du laaj 3e mandat xalaatuma loolu ndax ñoom tey dañuy wax ne constitution bi kenn du ko fi caxat-caxatee mayuñu Macky Sall mu caxat-caxatee ko xalaatuma ne ñoom loolu la ñuy wax buñ dajee yaa ngi wax lu am solo nag ndax bu dee solo bés bi la rek waaw kon discours boobu ñoom la ñu voilà léegi tey ñun discours bi ñu xaar ci askan wi mooy askan wi wax lu jëm ci constitution bi liñ ciy xaar ndax danañ ko laal duñ ko laal wala déet léegi tey borom kër gi bu bëggee taxaw moom génn ak ñi farak moom ndax ñoom loolu la ñuy wax wala dañuy ñëw di tontonteeg ñële bu dee dañuy tontonteeg ñële dañuy ñëw pour gëlëmal ñu ñun sénégalais yi te ñoom liñ leen soxlaa tey jot gi ñu waroon a am ñoom ñi nga xam ne ñoo ne ci état du tey daje place de l'Obélisque mooy sas wi ñu leen tobbil ñu war koo bay ñoom Zahra Iyane Thiam ak ay naataangoom yi ne ci gouvernement loolu la ñu waroon a xëntewoo ji tem dem bàyyeli ko sénégalais yi waaye du xëy wala gont dem toog place de l'Obélisque di tontonteeku opposition loolu tardé la léegi problème bi mooy Maodo ci boobee jamono M2D juddu na ci diggante bi ñële di wax problème mu légitimité di wax ne M2D amuñu benn légitimité pour def manifestation tey ndax ñële ñoo fi jiitu woon ñoo fi nekkoon ci manifestation 2011 yi mu doon aussi lu indi jiixi jaaxa ak jaxasoo. waaw xam nga loolu nekk na problème boo xam ne ba léegi rek ba fan yëpp sax moom la ñuy werante M2D parce que ñoom bi ñuy jóg seen objectif moo doon pratiquement défendre démocratie ci biir Sénégal mais bu dee en 2011 moom ñi nga xam ne dañ koy revendiquer dañoo bari lool parce que gis naa koo xam ne kii mi ngi ci woon mais gis naa mu def benn lettre ne moom du ko célébrer wala du ko célébrer ci manière bii xam nga dafa am ñaari affaire yoo xam ne daf ci amaale bu njëkk bi mooy
politique ci manière u Sénégal maanaam ñun ni ñu koy defee ci sunum réew ñoom bu ñu fa dajee tey jii ci place de l'Obélisque dañuy wax naan dañuy contredire ne ñun li ñuy jàppoon ba léegi ña nga ca institution yi dara soppeeku ci na xelu ñëpp dal maanaam au lieu ñoom ñuy dénoncer dañuy confirmer dañuy confirmer ne am nañ ay acquis yoo xam ni teg nañ ci seen tànk ñële danaan non ak yooyu amul c'est-à-dire que c'est de bonne guerre kenn ku ne ñoom tey jii xam nga mënuñoo wax ne kenn du def nangam ak nangam dañ naan nag loolu mi ngi fi ba léegi ban ko xeexee ba léegi ña nga cay taxaw président de la république bi nga xam ne moo fi nekk loolu ca la ma sa teg tànkam nangam même bu dee nit ñi muus danañ xam fii yëf yi jëm mais Maodo nga baal ma mais li Mbacké wax dafa am solo mooy bu dee lii ñu doon woote 2011 te ñoom ñu bokkoon ca tey danoo fas yéene manifester est-ce que jaaduwul ñoom itam lañu doon wax ca 2011 ñu répété ko ne tey lañ ci gën a dëggu ne tey 3e mandat du fi am tey constitution bi kenn du ko laal et cetera pour mu leer. ñoom jàpp nañ li nga wax ni ñoom jàpp nañ ne loolu ci lan ne ñoom seen xel yi seen cerveau yi loolu. mais ñu wax ko mu leer laa bëgg. waaw xam nga ñu wax ko mu leer dafay am ku muy appartenir par exemple xam nga le président de la république Macky Sall la mu waxoon loolu moom waxi boppam la. dan ba mu ne ba ma nee waaw ñu ne déet ba ma nee déew ñu ne naaw te dafa waroon a wax waaw ndax waxoon na déet ba pare. léegi nag ëllëg nga koy xaar léegi nag ñii ci nga xam ñoom ñoo fi toog léegi. ñu bàkk wax jooju ne léegi kër ala kulli alin moom lii dañ koy xeex comme ni nga ko waxee kenn du fi amee 3e mandat kenn du fi defee nangam ak nangam parce que nangam ak nangam. dañ ko defee woon 2011 ñoom dañoo jàpp ne ak yooyu ñoom mi ngi ci ñoom na xel dal ñoom loolu lañ jàpp. maanaam ak yooyu mu ngi ci ñoom. mooy jërul wax ñoom loolu la ñuy def loolu la ñuy won nit ñi maanaam dañoo bëgg a won nit ñi ne ñoom ñi ngi ci démocratie bu leer nañ ñi boo xam ne bii lii ngeen di wax jaru ko bëgg liggéey ci maayunu gars yi quoi maanaam ñu dëggal seen bopp wax ji mu leer loolu kañ mais loolu yaan sax yow déglu élément yaan bi wax na ko léegi neen dañ fay nekk léegi pour defar institution yi défendre loolu wax na yaan cam wax na ko loolu xam nga ay waxu kii la dafa rafet non jéem a lëndëmal xel yi non mais ñoom dafa yomb dafa easy 3e mandat du fi mas am ni nga ko waxee non constitution bi duñ ko fi jaxate may ma tuuti doon loolu kañ leer na mais 3e mandat du fi amee kay am nañu ko wax sax avant yi di am léegi lan lañ ciy ragal a wax soi-disant ku ko ci tudd ñu dàq la parce que manifestation bi du 3e mandat manifestation bi nii. waaw du 3e mandat de. d'accord donc benn élément la boo xam ne bi problème bi mooy dafa am lu bëggoon a xew. ci ñu changé constitution bi ay institution am. ñu ne loolu dem léegi nag 3e mandat bi ñoom buñ ko waxee buñ ko waxul ñoom du tee ñoom seen kilifa lam nar def waaye ñoom dañu ñëw pour aar ko. d'accord c'est que dafa laat léegi jékki-jékki yi loolu sama en politique. muur mis booba daal nëbb affaire yi loolu daal jaaxal na ma xam nga du 23 juin ba xewoon lañ doon wax moom la ñuy waxaat ci biir maanaam jamono ji day changé booba xëy na am na ticket bu demoon assemblée ñu war koo wate moo taxoon ñu dem taxaw ci buntu assemblée ba taxaw ci loolu tey nag li jàpp naa ne li ne këtt ne jonn jamono ji ci wàllu politique mbirum élection yi ci la bokk wàllu 3e mandat ci la bokk léegi xam nga élection yi boo leen ko waxee loolu lay toon def nañ dialogue social tënk na li ñuy tënk ña nga ca waaw d'accord mais léegi Maodo léegi d'accord naa ci loolu mais bu dee loolu lañ tënk ba noppi man ba léegi maa ngi ci problème mu maanaam divertir bi nga xamante ne moom la état bi war a bëgg a def peuple bi wala boog moom la ñi farak moom bëgg a def tey nga xamante ne ñun bu liy jàllee doo xamati fan ngay taxaw ndax dañuy tontonte yooyu tey daal bu fekkonte ne am na loo xamante ne war nañ koo mën a wax ñoom xanaa président Macky Sall génn bokk bu gaa yi defee seen manifestation wax li ñuy wax ba noppi mu génn tontu leen baa boog ñoom ñu bàyyi ba ñii pare ñu génn ñoom ñi nga xamante ne ñu ko jege lañ wax ne ay parandoom lañ ñu wax ci loolu bisu tey moom waroon naa wax ne désormais man du ma nekk 3e laajuma 3e mandat. mais wax na ko pare xanaa waxaat waaye lu mu wax na ko. lu mu wax. Macky Sall nee na maa vérifier constitution bi 3e mandat mënut a am. d'accord xanaa mu dellusiwaat ci wax ji waaye waxoon na ko. mais Maodo xam nga loolu. xanaa moo waxeet. xam nga loolu indiwaat loolu li ngay wax nii. moom la waxoon ngay wax. waaw moom laa wax. attends xam nga biñ ko posé waatee question daa wax ne su ma waxee lii. ñu wax lii su ma waxee lii ñu wax lii c'est-à-dire moom waxul dara. beneen bi ci topp ñi wax ne boo xoolee démarche bi loolu mooy wax ji mu des nag doxalin wi ñi taxawoon te far ak moom jege ko ñëpp ñi ci ëpp bu ñu waxee ne Macky Sall wërta def 3e mandat xawma loolaa leen fay jële xawma du leen fa jële mais tombe olof ne na mooy waral ay gaaf dañuy gis ne ñooña dañuy tàqalikoo ak moom benn yi naan na def 3e mandat ak na fi toog à vie ñooñu dañuy continuer di ko gën a jege démarche politique am itam ak doxalinam ci tournée campagne am bu metti bii nga xam ne moom la tàmbali te campagne bi ñëwagut loolu itam tegtalewul mandarga yi kuy bëgg a raxasu ci nguur waaye kuy gën a suuxat ay reenam la d'accord xam nga moom ci boppam dafa wax ne beneen bi ci topp baal ma xam nga loolu mooy wax ji te itam
ay waxi sëriñ bii jiite réew mi est-ce que wax jooju itam dañ ciy ngooy ci kàddoom dong ba muy falu yi mu fi waxoon te ay kàddoom teggeeku ci ay jëfam dafa bari. moo tax ma ne jëfam ji itam waxam ji itam mën nañoo njort. moo tax ma ne la bu wax xanaa mu wax waxeet moo tax man la xanaa mu wax waxeeti. comme ni nga ko waxee koo xam ne nag saa su ne mën ngaa wax waxeet. saa su nekk la nga waxoon feeg waxaatagoo ca waxeet da ngaa war di ko wax ak a waxaat bañ xam ne waxagoo waxeet. xam nga moom dafa waxoon benn journée man je ne suis pas là pour Macky ne man awma jotu wax leen di ci desuwaat nañ bàyyi ba bis ba ñëw léegi xaar léegi problème bi mooy man jàpp li ma jàpp wóoruma nag ba xam mooy amam déedéet mais man en tant que li ma jàngatee yëf yi man jàpp naa ne Macky Sall ci rajo laa nekk jàpp naa ne du def 3e mandat man loolu laa jàpp. d'accord waaw sauf que Ablaye Wade waxoon na fi lu am solo. wax yi politicien engagé wul lu dul ki ko gëm. maanaam campagne électorale la. waaw wax nga dëgg de. loolee les promesses électorales en tout cas waaw promesse Ablaye Wade dañu woon promesse électorale mi ngi engagé ki ko gëm xam nga moo tax bi may tàmbali léegi ma ne nous sommes en politique. xam nga ñun dañuy nekk ñoo xam ne dañuy wax di observer di wax gars yi ñoom li ñuy nar dañ koy nar ba pare ñëw di wax ak yow. moo tax affaire yi naqaree lijjanti. dañ koy nar ba pare toog ca ñëw nag yow di jëm comme li nga wax daan dox ci sama nag. naan la nangam ak nangam xam nga problème bi mooy problème bi nii 23 juin bi nii. 3e mandat bi ñuy wax nii. bu 23 juin bi jàllee dañ koy continuer di waxaat maanaam sax bu beneen chef de l'état ñëwee dañ koy waxaat. parce que dafa am ñoo xam ne dañoo toog fii nekk ay juriste jege gouvernement bi yëkkati taxaw ca kaw daan ne Macky Sall mën naa am 3e mandat te ñoo yore loi yi. nga xam ne ñoom ñoo justice ak jub ak yoon ci ñoom la waroon a tàmbalee. am ñu ñëw ne boo defu nag mën naa am 3e mandat pour jàppale waxam jooju. am ñeneen ñu nekk ci opposition bi ay juriste comme ñoom ne mënta am moom 3e mandat. léegi moom itam foofu mu posé ay acte ku ci wax mën naa am 3e mandat mu dooleel la. ku ci wax mënta fii 3e mandat mënatu fi am mu dàq la. parce que donc xam nga yooyu tamit ay acte la ñuy gis mais xam nga dafa waxoon. à un moment donné dafa ne woon moom ci waxama moom parce que li moom mën naa wax dañu woon. bu ci kenn bëggatuma kenn di ci débattre. ci sama ñi nga xam ne ñooy sama ñooñ. xaw ma nag loolu tax mu dàqe xaw ma loolu moo taxul mu dàqe. mais li nga xam ne daal mooy mbir mooy. 23 juin bii moom. élément bii ñuy waxtaanee nii du tee bu gën a suba le 24 da nga dégg ñu waxaat. est-ce que sax justement tey warul woon nekk bëccëgu delloo njukkal rendre hommage. président de la république jiite ko ñooñi desoon ca 23 juin 2011 ñu delloo leen njukkal plutôt que ñoom ñu nekk ci seen xuloo yeeg xëccoo yeeg xeexoo yeeg ku moom bii ak ku moom bee. xam nga man li nga wax nii wax naa ko feneen ci benn démb rek ci sama gars yu ma toogaloon man leen man su fekkoon ne maay organiser 23 juin. opposition bi dañuy rencontrer tey Macky Sall. ñoom ñëpp ñu woo ko assemblée nationale mu toog. ñu koy laaj muy tontu. ci li fi na est-ce que dina nangu loolu. waaw loolay laaj bi nag. ok xam nga man sama xalaat loolay laaj bi ñu koy laaj muy tontu. est-ce que la taxoon ñuy xeex yow yaa nga ca ba léegi wala sax député yi tey jii ñi nga xam ne ñoo yore kàddu askan wi dajaloo woon tey ndax am na député yoo xam ne bokkoon nañ ci 23 juin bi teg Macky Sall yi nangul leen na leen tey danaa jàkkoor loolu yéen man di jàpp naa li nga doon xeex xam naa sax li nga wax man naa am sax du ko nangu damaa jàpp ne doxalinam sax tontu na laaj yi ñu ko war a laaj voilà mooy lañ doon xeex nekkatu ci mais comme ba faloo mel na ni ñëpp mel na ne président africain yu baree bari maa ngi doxal li nga xam ne moom la sama nguur laaj ak li système bi laaj voilà mais comme bés bi dafa laaj manifester il fallait que ñu def lu mel noonu mais problème bi mooy dëgg après 23 juin bi suba gannaaw suba luy xew Sénégal. Maodo Faye mu ngi wax lu am solo ne bés bi opposition beeg nguur gi waroon nañoo mën a daje et cetera. jeudi bi passé kii doonoon sunu gan ci waxtaan wi de mooy porte-parole bu Pastef. ñu ngi ko fàttali am na lu am solo lu mu wax ci benn instant mu ne président Macky Sall dafa am lu mel ni haine bu mu hainal kii de di Ousmane Sonko c'est-à-dire bu ñu demee ba homme politique yi seen bopp seen biir di am loolee seen diggante lu ñu naan xeetu haine. xam nga c'est-à-dire bu boobaa day compliqué. parce que waxtaan yi ngay wax ak daje yeeg yooyu dootul mënta am wala ilaa bu amee tamit du sincère. waaw xam nga baat boobu moom su ma sukkandikoo man tey wax sama xalaat comme moom ni mu waxee xalaatam dama naan kon ñoom ñaar dañoo mel ne dañoo eenante. parce que ñoom ñaar it kenn du ci may sa morom dara. bu fekkee ki Ousmane Sonko mu féete ci opposition bi moom mayu ko dara. ci li kattanam mën a yem ci dénoncé yi nga xam ne normalut am ci sénégalais yu jàpp ne loolu lu baax la looloo ko génne impôt domaine moo ko def lim doon tey xeex lu mu jàpp ne jaaduwut moo ko mujj def kilifa gi mu doon tey président itam jéem a sàmm ak falam ak doxalin ni mu war a doxale xëy na moo tax mu jàpp ne am na een buñ jàppante waaye li am solo mooy
maanaam ñaari nit bu ñu xëccoo dara dañoo war a xam lan la ñuy xeex lan la maa yow biteel bi la ñu xëccoo suñu intérêt yëpp ci biteel bi la nekk waaye wërta nekk suñu jëmm yi ba ñuy doxalin woo xam ne dañ naan dañoo eenante c'est-à-dire war ngaa mën a fexe jot ci biteel bi te yow sa yéene mooy sama loxo bi du nàcc du ma la gaañ du ma la xusi waaye pexe mi tax ma wiiri ba jot ci pexe moomu danaa def samay politique ba wiiri ba jot ci defe naa sax loolu mooy sensu logique gu politique dëgg-dëgg ak système bi nga xam ne moom ngay doxale logique gu compétition voilà logique gu compétition loolu mooy xëccoo la loolu mooy kii bi ku mën sa morom duma mais ça ne fait pas de nous pour autant des ennemis mais ñun suñu politique gu léegi dañoo loolu kon nag loolu bu amee comme compétition la kon ku mel ne Ousmane Sonko bu dénoncé ba nga xam ne bi muy dénoncé moom ma nga ci inspection di liggéey waaw boobu kon dañ ko waroon a déglu ba xam li muy dénoncé dëgg la wala du loolu moo yoon fii la toog daal di ne député yi duñ fay impôt te ñoom rek a yem te ba nu vérifié itam la mu waxoon ba léegi kenn dindiwu ak yeneen yu mu wax yu bari bu ñu ko teeloon a déglu nag def dawal xol bu rafet quoi ñu xam ne réew mi ñoo ko bokk kon Ousmane Sonko la mu leen doon wax tey mën naam tey fii duñ fa yegg si mais dafa ne ko tëll gars yi na ko bërit dàq ko foofu mais ban ko dàqee yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko comme dañoo bañ mu wax ñu yàlla yóbbu ko fa dañu waxee nag faf loolu mooy lëggoo sànni ci mbooy xam nga da nga ko lëggoo sànni ci ngooy waaw xam nga lëg ba ko bukki jàppee te lëg bëgg a mucc lëg daa tàmbalee jooy ne ko bukki daa am lu ma ragal lu rey sama maam yëpp bul ma ko def mu ne ko mu ne ko dugal ma ci mbuus gi boole maag tuuti suusal ak soow yóbbu ma ba ci mbooy gi ci sedd bi nga sànni ma fa lëg boo ma defee loolu damay dee bukki ne ko waaw kay yow nag yaa ma jox fin mi ma la nar a def jël ko yóbbu ko ba ca mbooy ga mu sànni ko lëg samp xelam am na koo xam ne boo ko xatalee ci ruq ba jëlee ko fa sànni da nga koo sànni ci mbooy maanaam da nga koo jox opportunité yëpp ngir mu def li mu bëgg a def maanaam booxu nit ci ba mu sës ci miir bi da nga koy jox ay solution te Sénégal gii yàgg nañoo faral nit ku nekkul ci dëgg parce que nit ki dañ koo néewal doole rawatina kuy wax loo xam ne dañoo jàpp ne dëgg la dañoo jàpp ne amal na leen njariñ bu boobaa da nga koy dolli doole loolu mooy benn bi beneen bi ci des gis nga ñun ñi ñuy fal léeg-léeg day mel ne dañu umpale li ñu leen jox ba noppi man de bisub tey jii moom wax dëgg yàlla dégg ñu ne ña far ak Macky Sall ña nga toog place de l'Obélisque di manifester man loolu jàpp ma ne loolu président waroon na koo nangu wala ku ko jegee di ko xelal waroon na koo nangu xëy na li ma xamul wàllu politique nag moo tax waaye man li ma jàppoon ne tey moo war a am mooy li sëñ Maodo mi wax bu ñëwee ñëwu toog wax ak yow te ña nga daje di wax te yaa toog ci beneen place bi tey damay pare pour ne déglu naa leen bu ñu waxee ba noppi ñu jàll ci leneen waaye du ñëw di contrante ay affaires yoo xamante ne desal fi coow li la loolu amul sens beneen bi daa am ñu topp président ñu bari ñoo xam ne ay apprenti politique lañ amuñu argument amuñu mbooloo amuñu tus ñoom médias yi la ñuy topp ay rassemblement di coow ak a saaga loolu lañ fi nekkee ñoom loolu maanaam ci loolu lañ bëgg a dund ñooñu nag yu mel nii duñ ko raté dañ ciy professeur Abdoulaye Bathily ci jamonoy Abdoulaye Wade dafa am lu mu waxoon xam moom histoire lay jàngale li xew ci àddina bi waa PDS am na benn jour opposition bi doon mars waa PDS gën di mars te ñëw nag ci pouvoir bi mu ne moom li mu jàng ci histoire guléet ba àddina ba léegi mu gis ab pouvoir bi marché maanaam pouvoir bi gën ci mbedd bi loolu seenu naqar neen mi ngi koy door a am maanaam dafa am loo xam lii mën nga koo def yaakaar ne da nga ci am ndam far ak ñàkk fayda daal la cay fekk faf maanaam su fekkente ne yàlla dafa laa jox kattan ñaar Macky Sall tey président de la République 23 juin bi waroon nañ ko ciy dégg waroon naa def déclaration tey comme ni mu koy defee ay 4 avril ak yi ndax bis bi sax c'est vrai que c'est pas une journée officielle mais war na mais de toute façon nga baal ma VAR bi ba ñuy tegaat ci suba xibaar yi dégg nañ 23 juin 2011 la Macky Sall waxoon te amoon na benn engagement bu mu amoon ci par rapport ak la naroon xew assemblée et tout ça donc effectivement pour dëggal li ngay wax tey waroon nañ dégg kàddoom wax ne man kat la ma doon xeex ak la ma doon wax Abdoulaye Sall wax ba ne bu fekkente ne Abdoulaye Wade dafa moomu réew mi bu fekkee ko dañuy dem fekk ko ci palais bi léegi nag yooyu moom na ko gëm te doxal ko waaye li ci bon moom mooy laxas ko xeex ko démb dugal ko ci sa poste léegi di def le contraire maanaam mooy li Mbacke wax sànq bu dee loolee dëgg la woon ba mu koy wax na wax ak nit ñi tey war na ko mën a gën a dëggal ne la ma doon xeex te 2011 ba wax ko ba ñëpp dégg ko moom laay xeex ba tey moo tax ma ne la te jëlee ñu ci nii wii nii non voilà mais dans ce cas là moo tax ma la tey dañu waroon a dem tey assemblée nationale fi kaddu askan wa ne député yi tey ji jàkkaarloog Macky Sall ak waa M23 moom ci boppam mu yëy yàbbi ci bisu tey yow yan député ñooy jàkkaarloog président xanaa du député mi yee fa nekk waaye Maodo waxal leneen yow da ngaa mel ne kuy seetaan film député yii ñooy jàkkaarloog Macky Sall di ko laaj dara Maodo nag vraiment di nekkoo Sénégal quoi film américain wala waaw non Maodo film kaboy lay seetaan non Macky Sall dem assemblée député yi di ko tàcc non je veux dire non réew mi moom am na lu ne ba mu des ay député de waxal leneen réew mi leneen la am mais du ay député d'accord là mais pour solennalité bis bi yow député boo xam ne la xew ci dëkk mënu ko wax assemblée wax ju normal bu ñu nee plénière da nga yéemu ci yàlla da nga naan ñii xanaa ay lënd nekk seen bopp bi nga naan ñu jàkkaarloog président non xam nga loolu c'est juste pour journée bi quoi ma ne tey maanaam tey pour ñu doon màggal bis bi jaadu woon na tey député yi M23 M2D ñoom ñëpp ñu dajaloo jàkkaarloog Macky Sall ci boppam journaliste yi également ñu taxaw ñu wax ko yow mii sa waxi démb jaak sa waxi tey jël la sëñ Blanc Mbacké waxoon fan nga ci toll
loolu tey ji bis bi dafa jaadu woon tey Macky Sall kàddoom dañ ko waroon a dégg solennellement. laaj bi kañ mooy ndax député am na ci mim réew jamono yi. non non Mbacké xam nga Mbacké. laaj bi mooy ndax réew mi am na député jamono yi ñu ne. xam nga am na député googu leen loolu mooy problème bi. xam nga dañu jóge ci 12e législature nekk ci 13e bi. même bu demee 14e même député yi majorité mécanique bi ñuy wax. chef d'état bu fi nekk itam bu fekkente ni système bi changé wuñ ko. régime bi. député fi nekk na ñoom. mais Maodo loolu moo amoon 2011. mais même majorité mécanique moo fa nekkoon mais askan wi génnoon. moo tax député yi lañ waroon def defuñ ko. waaw léegi nag. loolu parce que mayuñu leen ko ñàkk seenu nàkk ba def. tey mayuñu leen ko yooyu député dikkaat nañ. waaw mais tey biñu dikkaatee xam nga tey dañuy wax léegi président ci bis bi mais du président donc président dafa am ñu mu àndal maanaam kii bi coalition la Benno Bokk Yaakaar gi ñi mu ci àndal ñu ci baree bari 23 suñu ay acteurs lañ ci woon tey ñoom ñëpp est-ce que lañ doon xeex dafa sensé wala ñoom seen situation moo sensé ñoom bañ toog ni Thiel. moo tax ma ne la tant que ñun suñu régime bi nii muy doxee nii changé wuñu ko ku fi nekk président tamit da nga wut sa mbooloo teg ci assemblée toog doy na waar maanaam la waa joxoon rawuñu golo yi. doy na waar trop yàlla nañu yàlla jàppale mais daal na ma ko waxee rek député yi moom jamono yi yàlla xam doy na des fois da nga naan sax mais même opposition bi da nga naan député opposition bi waxatuma la ak député majorité nga xam ne ñoo fa ëpp parce que doo gis loi bu jëm ci askan wi ci li leen gënal ak si li leen di avancé loo yi ñuy voté yu ni mel ni ñu leen di tànneeg li ñu leen def daal ak ñoom li ñu leen defal ñun askan wi ak li ñuy defal daa wuute ay député lu ne moom am na ci Sénégal yoo xam ne sax ay xurdab lañ mais député yi moom li leen gën a xurdabe bëriwut maanaam moom kenn xamul lan la tey député boo ci jël mu ñëwul xam nga day mel ne nit ki dañ ko war a wax député yi moom war nañoo ubbi école bu jàngal député quand même ba defaraat itam système bi ñuy tànnee député xam nga député bi wërta doon parti bi moo ko dugal ci kii bi rek am doole yóbbu ko assemblée mu dem ne maa fa teewal waa Louga te bu taxawee moom ci boppam dong lay nekk wala di kenn xamut ci ban monde la nekk féete woo tàccoog nelaw loolu rôle bi ñuy suyee dafa ëpp loolu bu ñu amoon député problème yi faju na bu yàgg amuñu ay député parce que nga député ngay wax moom la man député président la loo ci man nekk te yow te président du fal député askan mooy fal député ñu bàyyi fa nag léegi askan ba daan ne léegi man député diw laa parce que programme am na sax benn député bu ne man fii lu ñëw rek damay wote mu jàll man je réfléchis même pas même jafe-jafe yi président yi di am nii da cee bokk ci ñi leen ko indil député yooyu dañ leen ko indil maanaam député tey majorité ba fa nekk waxuma ñu contre loi yi muy indi bañ koo wate de ndax kon xëy na sax ngir mu am doole jooju du ko am waaye ñoom di dajee ci assemblée yi ci liy xew di wax ministre ya fay ñëw dëgg di wax lay xew ci seeni gox la fa doxut mën naa dimbali président ba bu ko doxalee jubóog askan wi. waaye moom itam bu bëggul loolu tamit. non ba xam nga des fois. bu dee moom tàccu yeeg yaa fi mën yaa fi gën moo ko gënal. non loo ci mën. waaw ayoo béyoog. aka neng-nengal de ñëpp a ko bëgg moom. waaw xam nga koppal moom ñëpp a ko bëgg. waaw xam nga problème bi comme 23 juin bi li ngeen wax léegi nii dafa am lu mu xam nga dans 6 mois dans 5 mois dañuy dem ci élection locale le 23 janvier 2022. gars yi ñu ngi koy bàyyi xel xëccoo bi mi ngi mel ne tulleeg màlle. Benno Bokk Yaakaar gii boo deful ndànk ne sayu matt la ñuy def ndax ñoom seen bopp dañoo am ay ambition ci biir local yi nga xam ne moom la ñu dëgmal opposition bi ñoom li benn baat lañ wax ñoom tamit kenn du ñoom dañ ne dañoo bëgg a def benn say parce que bu ñu ko deful duñu am doole ndax danañ ànd waaw duñu ànd kooku beneen affaire la mais de toutes les façons 23 juin bii moom bala moo ñëwaat day am yu bëree bëri yu soppeekuwaat maanaam sax mën nañ fay dugalaat sa assemblée nationale xëy na sax ñu watewaat ko fi maire yi et cetera te ci local yii di jëw ci la ñuy mën a natte 2024 bële ba xam présidentielle yi nan lay tëddee moo tax lu mi ngeen waaw maay chef bi waaye est-ce que religieux moom mooy chef bi wante ñi mu jiite ñu ne jubóowu la rek déedéet parce que ñun li ñuy wax ak li Maodo ni mu koy gisee yu ci baree bari day wuute maanaam wuute nañ ci ay gisin daal waaye loolu day tegtale suñu wuute gisin yëtteewul ñu mën a ànd mais yow tamit chef de desk des fois kii parce que yow tamit des fois dañ lay faral di Maodo Faye recadre kii nu mu tuddati oustaz Alioune Mbaye après ñu ne Maodo Faye recadre oustaz Mbacké Sylla man li ngay recadrer tamit bëri na non xam nga Mbacké daal moom bis bu ma recadrer xam nga Maodo rek la ñu war a recadrer xam nga Mbacké daal la recadrer mooy lan Nicolas ok voilà xam nga mooy jubanti waaw loolu baax na man nga waaw damaa kaa ne recadrer lu garaaw a garaaw la xam nga boo déggu tubaab da ngay noppi doo ci xam recadrer pour man leneen du jubanti waaw mooy jubal kay mais moom xamul lu nga wax tontu yow xamul li nga wax muy tontu non damaa kaa recadrer lan mooy recadrer pour man recadrer lu garaaw la moo tax ma ne boo ma recadrer mais bu dee jubanti kay garaawul jubanti yaa ngeen jëf allez merci beaucoup à tous c'est l'utile et l'agréable ni ñu koy defee saa su ne sant ci gërëmati bu baax a baax oustaz Maodo Faye ak Serigne Mbacké Sylla yàlla na jàmm yàgg ñun lii la ñu xam jàmm rek peace na ko suñu benn waaye di waxee saa su ne ku nekk ci ay sax yàlla na leen yàlla may jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj kon ñu ngi leen sant di leen gërëm merci à l'équipe technique merci à l'équipe digitale bonne journée bon appétit visez la lune ne l'oubliez jamais et on se retrouve demain ak Cheikh Bamba Dièye l'invité de Ndekki li émission nandite yi ba suba ak jàmm merci